xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi dégg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. lii ci gën a fës ñaaru ay bés dox suñu digg ak màggal gi ñi amee pàcc mi ñeel coronavirus gi jël nañu dogal ubbi benn xabru muy bu sëriñ bu mag bi ngir bëgg a wàññi mbooloo mi foofa ca jumaa ja fleuve Sénégal di dex gu mag ga ca bët gànnaar boole ci nag mbënd mi indi nañu ay jafe-jafe yu metti ci askan wa dëkkee foofe ca Nabaaji Siwal ca Matam kër yu bari ndox ma nangu na ko. police bu Sénégal duutati nañu ko baaraam ci mitital ku ñu teg loxo Papa Abdoulaye Touré awokaam ne xaw nañu koo rey te ba fii ma nga ca seen loxo ñoom takk der yi xibaar yi ci biir xibaar yi di ngeen ci am taxaw seetlu bu ñu leen jagleel mu aju nag ci parti politique bi di Pastef ci seen façon bi ñuy politiquer woon gannaaw yenn ci rajo privé yi ak ñenn ci ku jekk politique gi di ngeen ci ànd ak Mouhamed Ali Mouba lu aju ci xibaar yi bitim réew yi dañ ci fas yéene ànd ak Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu Georges ana lan moo ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem ba ca Mali foofee tey la ñuy célébrer li nga xamante ne moo di indépendance ñu ngi ko def nag ndax démb la ñu tabb kii jiite transition ba waa M5 RFP ne kenn boolewu leen ca jamono ji sax ñu ngay daje ca Bamako ngir xool ban dogal la ñuy jël ci wàll wa daañu dem itam ca Guinée Bissau foofee njiit réew ma di Umaro Sissoco Embalo woo askanu Guinée ñu bàyyi coow li liggéeyal réew mi. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu jox la daje fileek diir bu gàtt ñu ànd ak Malal Junior Diagne ci li gën a fës ci xibaar yi tàggat yaram mi maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay El Hadj Papa Ngagne daanu waxtaanee wàllu athlétisme ak itam ndorteelu championnat Sénégal gi ak at mi ki nga xam ne mooy président bi dina ci dikk indi ci ay leeral ci biiratu xabaar yi wuutub Saliou Samb ci bopp stade de Mbour gars yi tijji nañu bunt bi ngir ku bëgg samp sab ndënd am na ñetti nit ñoo xam ne nee nañu boobee poste itteel na leen njaay ak njëndum fi mu daan ko waxtaanee ndax Arturo Vidal jóge na Barcelone dem itteel. jërëjëf Malal Junior Diagne itam fi leeg diir nga dellu si yaatal ñu xibaar yi tàggat yaram yi lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coro News dinañ ci ànd ak Koumba Sandiane Faye yéeni kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci fas yéene àndal lu jëm nag ci gis-gis tey ñu jagleel ko wàllu jokko gi muy communication bi ñeel wàllu Covid 19 bi di mbas mi mu mel ni am nañ ci jafe-jafe ak doxalin bi ñu gis président Macky Sall def ko ànd ko ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram loolu ci jeexitalu xibaar yi lay doon mbokk yi nes tut ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. Papa Ngagne Ndiaye. mbirum Pape Abdoulaye Touré lañ ko fas yéene doore moom nag étudiant la activiste la bokk ci kuréel gi di FRAPP ci benn toogandaayu ñaxtu mbaa doxub ñaxtu bu ñu doon amal ni ki démb ca université Cheikh Anta Diop doon xeexle ñii di ay étudiants yu ñu orienté wul te ñoo am seen bac ba pare bañ ko jàppee nag jot nañ ko làpp gaañ nañ ko awkaam ne xaw nañu ko rey gis nañu tax ni yóbbu nañ ko kër docteur ba ñu xool gaañu yi ne ci moom waaye terewul dañ ko garder à vue ba tey foofa ca commissariat bu Point E dañ ciy déglu awakaam maître Khoureyssi Ba. dafa am yaa ngi ko jàpp démb waa GMI tooñ ko deful dara dóor ko ba mu bëgg a dee ko entendre le basé ko pour garde à vue li dafa def li ñuy wax refus d'obtempérer ak outrage à agent ak rébellion dara du ci dëgg parce que ñoom ñoo ko provoqué dóor ko ba mu bëgg a dee te loolu caméra surveillance yi nekk foofu ndax moo ëpp ci Dakar ci zone Cheikh Anta Diop bi daañu leeral loolu ndax moom dafay defe ne lii du ko bàyyi noonu dóor nañ ko daal ba mu sonn trop genou bi mu ngi soox kenn xamul ndax dafa damm wala dafa rëq ndigg bi ci boppam mu ngi métti ndax yooyu ñuy wax lance-grenade moom lañ ko dóor ci ndigg bi en tout cas yóbbu nañ ko ci médecin bi Abbas Ndaw mu gis ko xool état mais nag man ngeen koy delloo ñoom ñu delloo ko médecin bi xëy na ci tiitaange la xaw ma ci lan mais li mu waroon def sax defu ko au moins mënoon na ko defal certificat médical donc ñoom ñu ngi jublu ci loolu bon ñun li ñuy def léegi actuellement mooy depuis loolu fa la fanaan heure bi may wax yow mu ngi ci police Point E ba tey ñu ngi defar PV bi defar nañ ko ba pare ñu ngi jël empreinte yi def formalité pour déférer ko ci parquet procureur kon ñoo ngi xaar procureur entendre normalement bu ñëwee dañ koy bàyyi mu dem parce que délit yi ñu koy toppee mu benn sens ndax mu mënul am sax logique li wër dossier provocation ak torture waa GMI ko def moo yëpp mu ngi ci procès verbal yaakaar naa ne bu procureur gisee loolu dana arrêté procédure bi fii li ci des toom ñu bàyyi ko moom en tant que citoyen aussi mu xeex droit am ak xam ak yelleefam parce que mënatuñu téye nit ñi leen def n'importe comment ci dëkk bi ça c'est pas possible c'est inacceptable foog ñu ngi arrêté loolu di xaar incha allah ñu defeere ko ñu seet luñ ci war a def. kaddu yooyu tukkee ci maître Khoureyssi Ba Koumba Sandiane Faye moom moo ñu ko indil ñu dikk ci wàllu wér-gu-yaram ak taxawaayu bés bi ñeel mbas mi bilan bi dañ ci ànd ak ki amee kàddu ko ministère de la santé di docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett test yi ñu def ñaar fukk ak benn ñoo ci positif yooyu
am nañ ci juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom benn cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki cas ñuy wooyee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fi ñu ko jëlee wala xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Dakar Plateau am ci ñaar Ziguinchor am na ci ñaar Guédiawaye am ci benn Liberté 6 am ci benn Mermoz am ci benn Pout am benn Tambacounda am benn ak zone A am benn téeméer ak juróom benn fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak ñett ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 2020 bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak benn wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu des ba tey ci wàllu Covid 19 bi muy mbas mi ndax nemeeku nañu ne ñi nekk ci diggante dund ak dee ña ngay gën di wàññeeku ñi nga xam ni itam ñi ngi amee jàngoro ji dafay gën di wàññeeku loolu directeur bu SAMU national moom jàpp na nag loolu jéego li ko indi mooy jéego yu am solo yi pajkat yi def ba tax lépp di wàññeeku mu mel ni nag dafay doon gëneel ci lii di xeex mbas mi ak faj ko dañ ciy ànd ay kàddoom ak Awa Mbaye kon. ñaar fukki cas grave ak ñett bilangu bis bi di tekki ne ñi nekk Sowétas ci CTI yi ñu ngi wàññeeku bu baax a baax directeur bu SAMU national professeur Mamadou Diarra Bey gis ne ñiy woote sax di yëglu ne dañoo feebar léegi daanaka bareetul. seetlu nañu ci semaine yi waar weer bi ñu génn ni que nombre de cas positifs yi wàññeeku nañ bu baax a baax nombre de cas graves yi ñu doon am tamit wàññeeku na bu baax a baax même appel yi ñu doon am à domicile pour ay détresse respiratoire nit yu am problème pour noyyi ak yooyu soxla oxygène tamit mi ngi wàññeeku. malade yi amee jàngoro coronavirus léegi dañuy teel a ñëw l'hôpital professeur Mamadou Diarra Bey ne lii bokk na ci tey li tax limu cas grave yi wàññeeku ak itam ñi ciy ñàkk seen bakkan. mun nañ ko xool ci jàngat yu bari. benn bi mooy déjà précocité bi c'est-à-dire nit ñi dinañ teel a woote dinañ teel a dem ci hôpitaux yi pour que ñu jël leen en charge avant complications yi mais également effort yi nit ñi def dans la prévention et léegi nag moom li ñu seetlu nii mooy waratuñu wàcce suñu loxo war nañu continuer encore parce que phase bi ñu nekk ni phase bu am solo la que waruñu vraiment fàtte encore les mesures de prévention ñu continuer góorgóorlu si defe naa suñ ko defee dinañ ndam bi dina gën a yokk si xeex bi ñuy xeex Covid 19. ñetti fan yu tegloo te amul benn nit bu faatu ci mbas mi lii di wane ne kon mbas maa ngi wàññeeku ci Sénégal doon nag occasion ci fajkat yi nekk ci CTE yi ñu xaw a noppalu ndax malade yi bari woon ba ëpp seen bopp léegi daanaka bareetuñu. ñu wax ci màggal gi daanaka fukki fan ak juróom dong moo dox suñu diggante ak bis bu mag boobu ñu jagleel Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ca Touba Mbacké ñi nga xam ne nag ñooy taalibe yi ñëpp di ko waajal waaye ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dénk wàllu xeex bi ñeel mbas mi di ay docteur di ay fajkat te jël nañ ci dogal ne ñu benn xabru dong la ñu fas yéene ubbi foofa ca jumaa ju mag ba beneen xabru du fa ubbi li sabab bi nag mooy dañoo bëgg mbooloo mi wàññeeku fa dañu ci déglu professeur Diouf moo nekkoon ganu rajo Futur Média moom professeur Massamba Diouf. ren ay dispositions particulières dañ ko fas yéene jël nañ ko sax déjà ba pare mooy ne tàncaloo ba nga ci doon xalaat ak ci li nga xamante ni dañ ko daan gis ci bërëbu ziar yi déjà am na bërëbu ziar yu bari yoo xamante ni dañ leen a tëj mausolée sëriñ bi kese moom lañ fas yéene bàyyi mu ubbi te mausolée boobu aussi ña fay ñëw di ziar dinañ arrangé wu de telle sorte que kenn du taxaw maanaam boo ñëwee doo toog pour ne da ngay ñaan da ngay ñëw taxaw 15 secondes lañ ko à peu près boo ñëwee da ngay romb te ay groupe la ñuy doon. dana tardé dana xat. ak lu mu munti xat yaakaar naa ne organisation bi nga xamante ni mettre nañ ko en place
ak daayira yi nga xamante ni maa ngi leen di nuyu au passage lu mel ni Xidmatul Xadim nekk ci biir déjà commencé liggéey bi def li ñuy wax système de marquage ak système de distanciation physique boo xamante ni taalibe bu ci nekk buñ la waxee nga respecté ko jàpp naa ne di nga ko respecté ndax murit moom li muy wooyee mooy ndigal te ndigal li sëriñ bi joxe na ko ba pare jàpp nañ ne incha allahu buñ ci yeggee lenn luy niroog jafe-jafe du am ñëpp dañuy taxaw pour saytu loolu te yaakaar naa ne ku ci nekk bu dee ngërëm ba dee sëriñ bi moom ngay wër ak nu mu munti demee bu sëñ bi ne defee nii rek noonu ngay defee. daayiratul muhaddimatul xidma ñoom àdduna ñi ci ñoom ñoo amee nag lii di doxaliinu jumaa ju mag ja am na nu ñu gisee kàddu yooyu muy daayira muhaddimatul xidma Matar Kan moom moo àddu ci micro Marayma Diop ñu teewlu ko. lu jëm ci wàccaay màggal gi daayira muqaddamatul xidma bu jumaay Touba bi sëñ bi dénk lépp yum ci jumaa ji ak penc mi ak armeel yi ñooy wax ne ci safar ji incha allah barab yëpp ay ubbi barab yi jumaa ji yëpp ci armeel yëpp ñu ngi koy ubbi ziar dana am na nam amee ànd ak nag wàccoo ak mbooleem sàttikat docteur yi te mooy raxasu meek laal zelek takk masque ak toppante bañ a njëkkante duggandoo bi ñu def ko ay groupe xam ne barab bi ku baax ki barab bu ku baax ki ak barab yi njabootam gépp benn luñ tuddi ba mu fees da nga koy def yam rek boo nu ziaree génn ñeneen ziare génn xam ne du am njëkkante du am raay bunt du am raay ay verre ziar dana mën a dox ci mboolem barab yëpp ànd ak nag wàccoog mboolem misir yi nga xam ne nii mooy misir yi kaditoor wax ne xeex mbas mi nii lañ koy xeexee. ñu fàttaliku nag Alamine di Alaaji Abdou Aziz Sy Alamine nekkoon fi xalif général Kuli Tidiane ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci sàttumbar ni ki tey ji ñetti ati yàlla ba mu ñu dëddoo ak tey ñoom nag ay fàttaliku yu am solo ci ki nga xam ni moo nekkoon jëmm ju baax te yaatu woon nekkoon juróom-benneelu xalifa bu Mam Maodo docteur Bakary Samb ku ko xamoon la am na ay seede yu mu indi ci moom. taxawal tarixa bi ak fépp taxaw aussi ci wàllu l'islam bi ku ne xam na cëram ak li mu dox ci reconnaissance enseignement arabo-islamique ci fédération des études islamiques du Sénégal moom donc sëñ Abdou am nekkoon nit multidimensionnel nekkoon koo xam ne ni ñu koy waxee bu ko neexee mu jige buur yi wala prince yi waaye tamit fàttewul ni population bi aussi am nañu wàll ci moom loolu moo nekkoon caractéristique sëñ Abdou Alamine gis nga dynamique bi nga xam ne moom la indi ci diaspora bi ak ci jeune tijaan yi daan wax naan bu leen ma indi leti ay projet del ma indi résultat kooku nag kilifa bu waxee loolu weesu kenn mënu koo weesu ci maanaam yaatal mbir yi jox xale yi seen responsabilité pour ñu li nga xam ne ñuy assumer mooy héritage boobu yaakaar naan loolu lu am solo lu ñu mën a xam ci dundam la dàngat ko aussi ci nga xam mooy lim fi bàyyi muy héritage am. Est-ce que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine bàyyiwul vide maanaam bàyyiwul vide ci taxawaayam ci tarixa bi. amul vide parce que xam nga mbir bu fekkee dafa am ci lu mu lalu te li ko lal mooy éducation boobu ala istiqama li ñu naan tiwaanukum haadi mahallu istiqamatin ala fastaqimu misla man qablakum marru li Seydi Hadji Mansour wax loolu mooy li fi nekk boo gisee bi mu demee aussi ki nga xam ni moo fi nekk tey di Serigne Babacar Sy Mansour taxawaay bu rëy bi mu am te arrivé à fédéré tariqa bi yëpp ak xadra bi yëpp ci projet phare bi nga xam moom la taxawal te gis nga ni nga ko ci wuysee donc loolu mooy wane ni continuité am na ci enseignement bi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañuy daal di dem ca bët gànnaar foofa ca Matam ñaari tigéer yi daanaka ndox mi nangu na leen daanaka loolu nag mi ngi tàmbali ca ba nawet bi tàmbalee ak léegi foofee le fleuve Sénégal muy dex gu mag ga nekk foofee ca bët gànnaar nekk mu indil nag ay jafe-jafe askan wu bari yi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk Ali Bandel Ñang askan wi bokk ci dëkk yi di Tigéré Siré ak Tigéré Yéné ab rassemblement bu rëy la ñu woote ngir ñaxtu ñaawlu situation bi ñu dundee daanaka bi ndoxu taw laale suuf ba léegi dugg wala génn ci gox boobu ab jafe-jafe la bu metti ci ñoom la ko waral nag moo ne sax Tigéré Siré digganteem ak Matam ëppul sax ñeenti kilomètres waaye jamono yi ay kilomètres la ñuy wëri ngir kon mën a dugg sax wala mu ngir génn seen dëkk boobee ñu leen gën a metti nag ñoom nee nañu bi njombe bi gi dooree ba léegi du benn kilifa bi nga xamante ni teg na fa tànkam ngir masawu leen ci jafe-jafe yi ñu dundee lii kon moo waral rassemblement populaire bi ñu woote ci booru dex gi. li tax ñu taje fii tey bëgg a jooytu wala jooy sax dañu jooy dëggantaan dañoo am ay problème yu bare
bëri ñi fi daje mooy Dental Coalition Avenir du Sénégal ñaari tigër yi ak seeni amoo parce que amuñu benn yoon ñun jógoon nañ ak Sénégal di fi mu nekk ni gis nga yoon bi fa nga jaar bu tawee doo fa mën a jaar bon fii moom soriwul Matam quelques 4 kilomètres Macky bu mu buggee ñam ñëwoon na fi ñu ànd ak moom ba mu ñam ba mu buggee ñamaat it ñoo ko dimbali ba mu toogaat Macky xam na fii très bien moom la ñuy ñaan nañ dimbali monsieur le maire ñëw keroog wax na fii nee na fii amul benn problème waaye gis nga ko léegi am na téeméeri problème ñëw fii sax dëgg rek la ci am dimbali leen ñu kilifa yu ndaw yi waxuñu ñooñu pom la ñu soxla kilifa bii la ñuy waxal waa gouvernement bii la ñuy waxal. yëf yi nag daanaka ndaw dëkk bi ñoom ñoo ko coordonné bootu ci association bi ñu ne aratuñu kenn ku dul njiitu réew mi mu àddu jëmale ci seen jafe-jafe ba ñu am pont bi leen di génne ci enclavement bi ñu nekkee mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang jërëjëf ca Fatick la ñu jëm am na fu ñuy wax Palmarin lu toll ci 3 téeméer ci ay kër daanaka ndox mi mëdd na leen loolu nag ñii di mairie ba ñoom ñoo ko xayma ba xam ko tax na ba gouverneur u dëkk ba demoon na seeti loolee Aminata Goudiaby. sapeur pompier yi ba léegi ñu ngi wéy liggéey bi di ngàcc ndox mi ci zone yi nga xam ne ñoom ñoo inondé ci Palmarin nag ay këri kër daanaka ba léegi ñoom ñoo nekk ci biir ndoxi taw yi buñ sukkandikoo ci maire bi sax mu ne daanaka jege nañu 3 téeméeri kër. am nañu 293 environ famille yoo xam ne seen kër dafa am ndox ou bien tout autour am ndox. bon inondation yi presque Palmarin yëpp la toute la commune mais principalement Palmarin Ngallou ak Sessène Nguéthie parce que dëkk yooyu ñu bari ci population bi fu ñu dëkk c'était ci ay tool ceeb la woon. jafe-jafe mbënd mi commune Palmarin biñ koy dund ak léegi nag ay at yu bëri la waaye nee ñu dañu nemmeeku ne ci at yu mujj yi la gën a yokk ñoom nag li ñu fa bëgg mooy ñu defaral leen ab réseau d'assainissement bu baax. lu ñu xaar ci gouvernement bi mooy mu ñëw dimbali ñu ci benn plan d'assainissement ce qui fait que at yi ñëw dootuñu am inondation. démb nag gouverneur bu Fatick Seynabou Gueye demoon na ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo inondé yi nekkee ci commune yu Fatick ak itam yu Palmarin rafetlu na liggéey bi nga xam ni moom la sapeur pompier yi di def ci terrain bi waaye itam nee na daañu sumb ay liggéey yoo xam ne dana tax ba jafe-jafe yu ni mel dana fi gëcc. mën nañ ko tënk ci xëy na day laaj ñu amaat yeneen yoon yu ñu génne pour ndox mi mën fa aw day laaj tamit mu am ay tabax yoo xamante ni xëy dinañ ko def pour yombale ndox moom mu gën a mën a jàll na mu waree. waaye nag wax ji mooy ci Palmarin bu weesoo jafe-jafe mbënn mi waame gi daf leen a sonal trop juróom-benn fan ci weeru septembre bi ñu weesu sax am na gannax gu mag goo xam ni amoon na fa ba yàqoon ay këri kër yu bëri ci Palmarin Ngallou ak itam ca Jifeer buñ sukkandikoo ci Louis Seck. au niveau de Jifeer ak Palmarin Ngallou et Palmarin Sessène 13 maisons Jifeer 83 chambres. ñooñu nga xam ne nag ñoom la gannax gi yàq seen ay kër ñi ngi xaar ñoom itam ku leen wàllu Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby dañuy dellu si fii ci Ndakaaru wax ca Grand Yoff ñoom tam jafe-jafe ndoxu taw bi la ñuy jànkonteel waaye ñoom seen bos yàgg na ñuy dund ak ndox mu xasaw te bon ñu cay buuj daanaka jafe-jafe yi nag tax na ba askan wi lépp ñu sippi ko seen maire gis ni moom moo leen jàppalewul te itam jafe-jafe yi ñu jànkonteel gisuñu ko ci reportage Salimata. taataa ndox yi ba léegi nga koy gis ci tali Grand Yoff yi ndoxu taw bi jaxasoo ak ndoxu foos yi ngir nga am foo jàll mu jafe lool. dama seexlu sax mais maa ngi doon xool fu may teg sama tànk ndax marché laa jëm côté bi yëpp depuis côté bee laa commencé ba fii laa amee pour ma mën a ji. maire ki Sonko toll ci 4 fukki at di ñu xamal ni lii xolam dafa jeex noonu la koy dundee saa su ne. nii la musamee même bu dul fii garaay ak fu mu mënta nekk sama koñ bi sax yoon bi mu ngi ne taat kii baa ngi bal rek kii bi nu mu tëddee foos bi mu ngi nii bal boo tëddee sa biir néeg bi sax da ngay dégg ñu muy xeeñ da ngay cuuraay feebar yi waa ñuy def suñu maire bi sa moom doomu fii la moom waa Grand Yoff kon waa Grand Yoff waruñu jooy waruñu dund li. Grand Yoff gisul taxawaayu maire bi Pape Souleymane moo xamle lu ni mel ndax nee na dafa war a génn defar yàqu-yàqu yi. Grand Yoff population de Grand Yoff miin nañ ko quoi maanaam noor ak nawet maanaam fii nii lay mel parce que canalisation moo baaxul. waaw te maire bi mu ngi nii si kanam tali bi si buntu maire bi buntu police bi day taa ñëpp gis nañ ko te fii mooy route principale Grand Yoff benn route la ñu am mais nag fotu maire bi la man du ma wax ay Macky Sall wax dara Macky Sall dëkku fi yeewoowu fi maanaam maire bi la. ñu toog jàkkaarloog ndox ma di waxtaan ci benn grand place waa ji di ñu xamal ni état bi ci boppam moo war a xoolaat politique am ca Grand Yoff. li fi état bi war a defu fi dara maa waxuma la mu taw bu bari de bu wisee sax day taa puis état Sénégal Macky Sall ba mu fi toogee Ablaye Wade kenn defu fi dara maanaam mun ñu fee def lu baax mun ñu ko fee wax fiti na trop nag ñun moom sonn nan amuñu tun oto yu baax amuñu ay yére yu baax ci ndox mi la ni dox
Grand Yoff bokk ci gox-goxaat yi nga xamante ni inondation bi ak ndox yi bon yi da leen sonal ña fa dëkkee ni wax nañu ba sonn kenn wuyuwu leen moo tax ñu noppi toog seetaan xëy na dina mës a jeex ci seen kàddu. ci kàddu yooyu nga xam ni sax yëkkati nañu ko ñoom waa Grand Yoff seen maire Madiop Diop indi na ci ay leeral xam le ni lu aju ci wàllu ndox moomu muy poto yi ak ndox mu bon mi ajuwul ci moom gouvernement bi di état bi ñoom ñoo am cëru defar ko rawatina ñi di waa ONAS te am na juróomi milliards yu ñu fa digge woon te ba fii amul dara luñ ci def Madiop Diop dañ koy déglu ak Salimata Aw. waruma taxaw ONAS moo war a taxaw état ndoxu foos sama yoon newu ci affaire état la compétence transfert yi ndoxu taw bokk si ndoxu foos bokk si mu assainissement loolu bokk ci amul arrêté amul décret bu ñu ko jox donc suñu yoon dafee newul yenn waxu politique yi am ko yawaate mais état bi dañu war a wax mu dindi ndoxu salte yi grand yëpp ñu la mel grand yëpp day bal voilà nañu wax état bi pas ñun suñu yoon dafee newul ndoxu taw yi nekkee si kër yi xam nga du suñu compétence mais damaa jënd 12 mots de pompe kër yëpp maa leen manque yi ñu yëg bokk yëpp maa leen manque état manquul benn kër ba pare jël ay hydrocureur manque foos yi état manquul benn foos si kër yi jox leen ay denrées alimentaires jox leen ay matelas am na kër seen muy daanu maa leen jox ciment ak suuf pour ñu tabaxaat ko parce que sama compétence yam état wax na def na grand 5 milliards am na 5 milliards yi dañ ko génne def fi tous laa la waxuma sax def fi tous la RFM rajo askan wi. ca Kaolack la ñuy dem foofu ñii di homme d'affaires yi président de la République Macky Sall dalal na leen ca ba nga xamee nag mi ngi amal benn tournée agricole foofu ca ba mu koy jeexal ñu bari ci homme d'affaires yi wéetoo nañu ak moom waxtaan wax ko seen i jafe-jafe ak seen i càkkutéef leeral yi am na ku ko indi ci ñoom mooy Serigne Mboup moom mooy président bu chambre de commerce am na lu mu ci dénk Ibrahima Diamé. dafa nekk visite boo xam ne nii andi na yaakaar ndax président ñëw na am ci région Sine Saloum ñetti fan gisal boppam rencontré. loolu nag dafa nekk lu am solo ci ñun ndax ñun xam nañ ne économie rek moo ñu ñor te économie moo ñor ñëpp moo jor moom gouvernement bi donc gis nañ ko Sibassor won ko projet yi nga xam ne ni moom lañ am ci Sibassor ndegam Kaolack dafa fees développé fa zone industrielle développé fa marché d'intérêt national ak gare gros porteur bi ma ñëwee fii tamit recevoir nañu léegi waxtaan nañ d'abord ci dynamique bi nga xam ne ni moom la chambre de commerce bu Kaolack def ba tax mu nekk première chambre tey wax nañ tamit ci marché bi laaj nañu xalaat bi ñu ko wax mooy tabaxaat marché baax na waaye fexaat marché bi ni mu mel ñu defar ko ci biir ndax mën nañ tabax marché bi comme li ma doon wax nit ñi nekk ci biir ñu defaraat ko may leen ñu defar ko ndax toxal marché dafa jafe parce que seen fonds de commerce la loolu waxtaan nañ tamit ci union des chambres de commerce ci coow liñ ci amoon mais lim ci jël dispositif yi mu jël ñun loolu rek lañ bëgg mooy ñu évaluer chambre de commerce yi xool chambre de commerce seen liggéey ñaareel ba tamit mooy ñu dem def réforme ba ay élection mën a am ñi fi nekkoon changé ba tey coow li jeex ndax yaakaar naa li indi coow li rek mooy ñu fi toog ëpp fii ay 30 ans ne duñ fi jógee et chaque fois bu élection war a am ñu trouver ay solution ba élection du am. lu aju ci Kaolack ba tey la ñuy des ndax président de la république laata mu fay bàyyi ko daanaka nag nangu na fa matériel bu bari aju ci phase 2 bu PUDC mu nekk programme boo xam ni ba ñu ko lancé ci weeru décembre la woon waaye lu jëm ci feebar bi moo ko gaaroon ba mënuñu ko woon a tàmbali gouvernement bi nag lan mooy taxawaayam ci PUDC ak PUDC itam lan mooy taxawaayam ak phase 2 bi lan lañ ciy xaar dañ ciy ànd ak taxaw seetlu bu Anna Rocha. diggante 2015 jàpp 2019 lu ëpp ci mbébét yi ñu amoon jot nañ ko def bu ñu sukkandikoo ci direction nationale du PUDC di programme d'urgence de développement communautaire ak budget bu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetti milliards ci suñu koppar jot nañ kon taxawal ay infrastructures yu bëri. fexe nañ ba lu ëpp ñetti téeméeri junni ci ay nit yu dëkk ci lu ëpp juróom-ñeenti dëkk kaaw mën a jot ci ndox mu sell te neex ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk village yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene woon andil le courant jot nañ électrifié lu tollook téeméer ak ñaar fukk ci ñoom tabax nañ itam juróom-ñetti téeméer kilomètre ci ay piste rurale ngir dem ak dikk gi gën a yomb ci yenn gox-goxaat yi ñaareelu phase programme bi nag daal dinañ ko lancé ci weeru décembre atum 2019 ca goxu Bignona ci bët saalumu réew mi nga xamante ne ci phase bu njëkk bi dara amu fa woon liggéey bi sax daal dina fa tàmbale bu ñu sukkandikoo ba tey ci direction nationale du PUDC ñaareelu phase bi nga xamante ne tàmbaleegul ci yeneen gox-goxaat yi ci biir réew mi dañ ci fas yéene tabax ay poste de santé waaye itam ay école
ci diirug ñeenti at bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi daañu soxla 200 milliards ci suñu koppar ngir tabax ci Sénégal gi yépp 200 kilomètres ci ay piste rurale xëcc itam courant ci juróom fukki village taxawal wala équipé 20 ci ay poste de santé. Fonds saoudien de développement moom dafa fas yéene dugal loxoom bu baax a baax ci biir phase bile daal di aal nguuru Sénégal lu tolloog 24 milliards ci suñu koppar. naka noonu banque islamique de développement ak banque africaine de développement mi nga xamante ne ñoom dañoo jël engagement ne dinañ dugal lu tolloog juróom-ñeent fukki milliards ci suñu koppar ci deuxième phase u PUDC bi. jërëjëf Anna Rocha dañuy dikk daal ci taxaw seetlu bi ñu leen waxoon ci biir xibaar yi mu waju nag ci parti Pastef ñoom nag ñu jàpp ne càppaaculi la ñu war a doon ci géewu politique bi won ñu bari ndodd muy ñi nga xam ni yenn ci rajo privé yi la ak ñenn ci kujje politique gi ndax noonu ñuy doxale mooy bi gën am na ci ñoo xam nag seen xam-xam màcc na ci doxaliinu parti boobu di Pastef Mouhamed Ali Mouba def na ci taxaw seetlu ñu teewlu. Ousmane Sonko nekk politicien boo xamante ni mi ngi topp yoonam moom kese daanaka bokkul mbuus ak yeneen politiciens yi fi nekk ñu dem sa ba jàpp ni dafa isolé boppam lan moo waral li nu mel docteur Seyd Gaye nekk spécialiste communication organisation ak institution di ci àddu. boo xoolee homme politique yi nga xam ne ñoom ñoo commencé di jóg ak yooyu mooy ñi nga xam ne ni clash maanaam ñoo xam ni ñuy ñëw li fi nekk yëpp ñu dal si kaw loolu bu ñuy wax ère du clash wala ñuy wax anti système bi loolu nekkul lu bees Sénégal sénégalais gars yi duñ koy fàtte mais boo xoolee ki mel ni waa PADS ñoom Mamadou Diop Decroix année 70 si ñoom commencé woon nañu ñoo itam di xeex loolu mais mën nga sax dem ba ci li gën a sore loolu boo demee ba ci ñoom PA yi ñoom ñëpp ñu waxoon ni système bi fi am moom dañuy xeex. kon ngir nga fës ngir wone sa bopp da ngay clash su ko defee nit ñi ràññee la boo xoolee Donald Trump loolu la def métier moom naka noonu itam kii di président Brésil Bolsonaro waaye nag ndax clash bu ëpp boobu mun na am avantage ci Sénégal ndax lu jig Donald Trump jig na Ousmane Sonko Mamadou Sy Albert nekk journaliste analyste politique. les grands partis là muy réew mi muy PDS ak ñeneen leader yu nekk ci opposition bi kenn mënul xalaat ne Sonko gagné Macky Sall sans ñooñu moom mënul gagné pouvoir mënul gagné coalition Benno tant que àndul ak les grands partis muy réew mi muy PDS ak ñeneen donc loolu daf ko war a sóoraale. waaye boo xoolee kii di Ousmane Sonko du politicien yi kese la amal affaire dafa am problème itam ak yenn groupe de presse yi mel ni des médias wala Futurs Médias tey jii réseaux sociaux yi ci lay gën a communiquer ndax stratégie boobu stratégie bu baax la ci Sénégal Mamadou Sy Albert. réseaux sociaux c'est juste instantané c'est-à-dire wax nga nit ñi réagir ay réaction la alors média du réaction média dafa laaj information bu baax bu dëgër dafa laaj élaboration dafa laaj confiance dafa laaj lu bari li nga xam ni doo ko am ci réseaux sociaux yi. docteur Seyd Gaye feelu ko. boo jàngatee élection yi passé dëgg la ndaw ñi votel nañ ko loolu moom mi nga xam ne moom mooy Sonko. am na ay études yoo xam ne def nañ ko ci am na sax ay articles scientifiques yoo xam ne génn na ci loolu waaye ñi nga xam ni ñoom ñooy voté dëgg la ñooñu amagu leen mooy yaay yi bàjjen yi ak ñooñu boo xoolee ba léegi ñoom vote bi nga xam ne moo jëm ci moom des na kon te ñooñu li leen maanaam li nga xam kàddu gu ñagas wala nit ki di kii benn bi boo xoolee ci sociologie politique Sénégal loolu dafa day xaw a gàllankoor nit loolu maanaam ci gis-gis bi parce que aussi politique aussi boo xoolee perception la nekkul réalité bi en tant que tel mais ci perception yi ngay kii perception yi mooy gisin bi. nu manta mel kii di Ousmane Sonko mi ngi topp yoonam waaye nag kii di Mamadou Sy Albert jàpp ni Sonko dafa war a def attention ngir soigner image am image boo xamante ni dañoo jàpp ni moom respecté wul nit dafa yëg trop boppam naka noonu itam mu mën a téye ñi mu àndal ci lu bari ñooñu nanguñu critique ku critiquer Ousmane Sonko ñu saaga la ci réseaux sociaux yi. RFM bitim réew. lu aju ci xibaar yi bitim réew ñu dellu dalal Georges Déthié Diop Georges ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. dañ koy tàmbalee ca Mali seen feetuk indépendance nag ñi ngi ko amal gannaaw bi ñu tànnee kenn koo xam ni moo war a amal transition bi foofu. ministre de la défense ba woon la colonel à la retraite Ba Ndaw moom mooy jiite réew ma démb lañ ko tabb mu doon njiital transition ba colonel Assimi Goïta di njiital l'armée bi nga xamante ne ñoo nekk ci boppu réew ma jamono ji moom mooy doon vice président loole nag ñu ngi ko xamle démb
laata app bi nga xamante ne CEDEAO mu ngi ko joxoon militaire yooyu di jeex ndax app bi moo nekkoon démb ñu tab ab président civil naka la ñu gisee loolee yëpp ca Bamako jokkoon nañu ak benn taskatu xibaar mu ngi wuyoo Bourey Masulo. La désignation du président de la transition et de son vice-président. nit ñi ci réew mi dëgg-dëgg am nañu mbégte lool ci ba ñu waxee ni am nañu président bu ñu fal mu jiite transition bi kii nag di Mbandaw ak colonel Keita ay nit la yu nu jàpp ne ñoom ñaari ñooña mën nañu doxal réew mi waaye nag am nay xabaar yu juddu ni waa M5 RFP daal ñu ngi xultu de ndax dañoo gis ni ñoom dañ leen a boddi ci yëf yi ba ñu leen di tànn yëgaluñ leen ko loola nag ñu ngi ko daal di rek waxee ci communiqué ñu fàttali itam ni démb ñi nga xam ñoo di njiiti bees yi bokk na ci ñoom colonel Keita wax na ci télé bi ak ci rajo malienne bi yëpp la ñu namm def ak li ñuy fas yéene doxalee réew mi wax na sax ni ci seen ndaje mu ñu amaloon ngir fal ñi jiite transition bi am na ñaari nit ñu fa teewaloon waa M5 RFP waaye ñooñu ñoom ña nga ca réunion ba leneen nit li ñu mën a wax ci Mandaw ancien militaire la moom yàgg na fi nit ñi xam nañ ko waaye jàpp nañ ci moom daal ni ku jub la de ndax nekkoon na si gouvernement bu général Moussa Traoré ki jiite woon Mali diirub ñaar fukki at ak ñett waaye dafa mujjoon a tekki ndombal tànkam dem yoonam ba mu gisee ni soxna kookee di Moussa Traoré dafa tàmbali woon di dugal loxoom ci nguur gi ni muy doxee kon kooku jàpp nañu ni ku jub la. aurait commencé à s'immiscer dans les affaires publiques. man la Malal Junior Diagne moo nekkoon ci tekki yi jàpp leen ni kilifa yi M5 RFP ñoom jamono ji ñu ngay daje ca Bamako te nee nañ sax boobu mooy it daañu génne watab déclaration buñ noppee ci boobee ndaje Mali nag di màggal indépendance am juróom benn fukki at réew ma xam na wala bokk ci juróom benn fukki at yi nga xamante ne Mali moom boppam ñeenti coup d'état am nañ fa ca Guinée Bissau moom alxames gi ñu dëgmal la feetu indépendance ba loolee tax sax njiitu réew ma Umaru Sissoco Embalo doon daje démb ak taskatu xibaar yi ci ndaje moomee mu woo doomu Guinée yi ñu bàyyi coow li bàyyi xulo beek ŋaayo gi liggéey réew mi ngir mu jëm kanam. dañuy dem ca Côte d'Ivoire foofu itam ñi ngi fay waajal daanaka présidentielle yi ci diir bi nga xam ni sax eggaguñ ci am na kilifa gu war a bàyyi ko ONU ngir amal fa ngan gu toll ci ay bés foofu. Mahamad Ibn Chambas la nekk représentant mbootaayu xeet yi ci Afrique sowu jant ay bés gi yëpp nag dana ko toog foofu ca Abidjan amal ndaje ak ñi yëngu ci wàllu politique ñi yor yenn kuréel yi nga xamante ne seen loxo génnul ci processus électoral bi naka noonu société civile ba ak diplomate visitam bu foofu sax mu ngi ko door ak ab audience ak Alassane Ouattara démb laata moo dem ca conseil constitutionnel ak itam ca commission électorale jeexale kook Cameroun ñeenti militaire la ñu teg daan fukki atu kaso keneen ñu teg ko ñaari atu kaso ñoom dañoo jàpp ne wala boog tribunal dafa jàpp ne ñoom ñoo faat ñaari soxna ak seeni ñaari doom ba ñu itam tënkook li nga xamante ne moo di ay consigne naka noonu vidéo bi nga xamante ne nag ci lañ doon def ñaawteef ga ñu ngi ko diffusé woon ci weeru juillet atub 2018 nit ñi ko doon ñaawlu sax ci réseaux sociaux ak ci biti réew militaire yooyee ñoom daal dañoo takk bëtug soxna yooyee tiire leen ay bal naka noonu kenn ci gone ya ak kenn ki nga xamante ne ñu ngi ko bootoon Papa Ngagne. Georges Déthié Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram waaye laataa ñu ci dal Ablaye Diop ak jingle bi ñu leeral xibaar boo xam ne yëkkati nañ ko fi léegi mu aju ci Touba ndax ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu paj mi kuréel googu kenn ci ñoom di professeur Diouf nekkoon ganu RFM matin dafa xamle woon ni dañuy tëj xabru yëpp ba mu des bu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moom rek la ñuy ubbi ngir xeex lii di mbooloo yu takku yi loolu nag Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre amee kàdduk yoon wi mu xam le ne ni ameewul noonu lépp luy xabru foofu dinañ ko tijji képp ku bëgg a ziyaara di nga amal sa ziyaar ci ni nga ko bëggee. tàggat yaram Malal Junior Diagne ma dellu nuyu la. maa ngi laa dellu fay. dañ koy daal di tàmbalee ak lu aju ci wàllu athlétisme. président fédération bi nag mi ngi wax pexe yi ñu fas yéene nas ba mën a tàmbaliwaat yëngu yi. Sara Wali laa wuyo waxtaan na ci ni daal am nañu programme yu nu nam nasar ko ngir daal di tàmbali seen ay yëngu-yëngu ci weeru janvier si at mii di teru Soda Thiam lañ si àndal. fédération sénégalaise bu athlétisme nag fas yéene naa tàmbali saison wam ci weerub janvier atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci président bi di Sara Wali. ñu
d'accord nañ nañu comme léegi ministère ubbi na stade yi dañ commencé entraîner léegi janvier lañ bëgg a démarrer compétition yi au niveau des régions. ci noonee kon athlètes yi ñeenti weer la ñu daal di am ngir daal di amal seen wàccaay balaa ñuy dem ci piste bi. bon effectivement mois de septembre lañ nekk donc fii ba janvier athlètes yi dañ mën a am temps pour entraîner dañ am yenn compétition yoo xam ne moom la njëkk a def ci plage yi ci cross yi ñu def ci nature bi ci àll bi yooyu compétition yi dina leen permettre ñu am doole am tuuti cawarte pour mën a daw ci piste bi fii janvier. la ca dàqati bu ñu sukkandikoo ci président bi moom moo di compétition internationale yi nga xamante ni confédération africaine d'athlétisme daf ko puusandi ba atum 2021 ci gis-gisam loolee dina tax athlètes yi gën a am wàccaay gu ca war. ah bien sûr parce que athlètes yi xam nga feebar bi mu amee léegi presque entraîné woon donc d'ici 2021 dina leen permettre ñu mën a am ay compétition yu doy pour que compétition yooyu CA confédération africaine d'organiser yi mun cee dem ak condition bu doy. lu ñeel saison gii di ñëw nag fédération sénégalaise d'athlétisme fas yéene na organiser marathon Dakar ci weeru avril atum 2021 bu fekkee nag condition sanitaire yi maye na ko waaye itam leneen lu ñu nam ma def moom moo di daal di tàmbalee numériser li nga xam ne moom moo di licence athlètes yi. dañu wax ci wàllu football kan mooy wutu Saliou Samb ci stade bu Mbour am na ñett ñu taxaw bëgg ko wutu. bëgg doon président googee équipe te ñett ñooñu am na ci kenn kuy wuyoo ci turu Aswad tey jii daje na ak ndawal RFM foofa ca Mbour wax bu nu ko falee la mu namm ca bopp équipe ba Abdourahmane Diallo. bi Saliou Samb bàyyeeg stade de Mbour ba léegi ñenn ci ay Mbourois yëkkati seeni loxo bëgg jiite club bi Aswad ci ñooñu la bokk. même actuellement position bi am na ñoo xam ne dañ naan as de moom boo xëccoo mu xëcc rek danaan bu dee Mbour bàyyi naa damay bañ mu parce que ma théorie moo doon que Mbour nan bu ñorul du ma ko xëccoo kenn bu ma jàppee nit jàpp buñ naree xëcc mu tot ma bàyyi moo ma gënal. waaye nag léegi dañ nekk àgg phase boo xamee ne sincèrement loolu dépassé naa ko parce que dama gis ne nit ñi dañ ciy abusé tuuti. moom mi nga xam ne Sénélec lay liggéeyee bi mu nekkee ci club bi ba léegi ëpp na fukki at moom sax jot naa bokk ci bureau bi Aswad di wax bu faloo lan la fas yéene def. il faut que d'abord mu doonaat équipe bu Mbour doonaat équipe bu département bi nit ñi gis ci seen bopp ensuite utal stade de Mbour foog mu am siège. ñu wax ne dans les 3 mois war nañ am siège bu fonctionnel am permanent ku soxla stade de Mbour aajowul ngay dem di wëri président bi. leneen loo xamee ne tamit moom pour ñun lu war a am rapidement mooy il faut que ñu dem ci transparence mooy stade de Mbour lépp loo xamee ne am na ko ci koom ci lu mu moomul ñu recensé ko def ko SA bi nag li ma gëm man mooy que stade de Mbour ASC stade de Mbour moom moo ci war a nekk majoritaire c'est-à-dire moo war a am au moins 51% des actions. feebaru mbas mi tax assemblée générale stade de Mbour ñu daal di koy dàqul lu bare yoon fi mu ne nii ñetti nit ñoo xam le ni bëgg nañu jiite club boobu. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. leneen ñi jeexal Papa Ngagne mooy njaayum suwar mi Arturo Vidal nekkatul joueur FC Barcelone jaay nañu ko tey ci suba. équipe bu Inter de Milan moom nag doomu chilien bi jóge na ca Barça ga mu nekkoon doon fa liggéey ak yooya léegi dem na sol maillot équipe bu waa Inter Milan waaye li si gën a doy waar mooy waa Barça ñi ngi ko jaayee rek 1 million ci xaalisu euro ci tubaab bi bu ñu ko tekki ci suñu xaalis muy juróom-benn téeméer ak juróom fukki million CFA te Arturo Vidal njëgam weesu na loolu waaye Barça dafa taxaw temm ci tànku génnee yenn ci ay joueurs yu fa nekk ngir yeesal ko indi ay tout tànk. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu gërëm la bu baax mbokk yi mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ñu dikk daal nag ci xibaar yi mbas mi muy Coro News Kumba Sanjaan Fay lañ ci àndal. ñu tàmbali ko ci Sénégal amut benn bakkan bu xott jële ko ci mbas mi ni woon démb li mupp ñi nga xamante ne amee nañ doomu jàngoro ji it daal dinaa wàcc ñaar fukk ak benn ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett test yu ñu def ñi nekk Sowétas it di wàcc ñaar fukk ak ñett wante li mupp ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn wéex dellu seen kër ba tey am solo téeméer la ak juróom benn fukk ak ñett boobu lépp bilan xamle service ministère de la santé mbas mi ni muy wéyee ci Afrique ca Maroc la ñu jëm foofee ñu amal daanaka ab confinement li mupp ñi amee feebar bi ci bés bi mujj dafa am solo lool junni la ak juróom-ñeenti téeméer rek ñaar fukk ak juróom-ñaar gox yi mbas mi gën a laal nag moom mooy Casablanca Marrakech ak Agadir daal nañoo dakkal bépp yëngu-yëngu jëm ci wàllub ñënd ak njaay couvre-feu it ñu tegandi ko fa bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon Maroc daal di jéggi li mupp téeméeri junni ci ñi amee mbas mi lu ëpp fukk ak juróom-ñeenti junni ñu ngi leen di faj junni ci ay bërëb la ñu gis ne foofee mbas mi am na ci doole te wàllante gi gaaw na fi lool Maroc
romb Chine ci limu ñi amee mbas mi réew France am na lu tolloog juróomi ju nekk ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett cas yu yees juróom fukk ak ñett nit daan nañoo ñàkk seen bakkan ci bés bu mujj bi rek juróom fukk ak ñaarit bërëb gis nañ ne mbas ma am na fa doole juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent département ñu ngi leen teggat wattu ba am fa doole it yeneen réew yu ci mel ni Espagne Royaume-Uni Israël ak Argentine ñooñee li ñu def moom mooy jël ay dogal ngir daal di limiter bépp dajaloo noonu it dem ak dikk askan wi ñenn ñi sax gis ne boo mooy wut di lañ tëjaat seeni askan ci ab diir mbas mi ni muy wéyee ci àdduna gi lu ëpp fanweer ak benn million amee nañu ko wante lu ëpp ñaar fukk ak benn junni gis nañ ni ñoom amoon nañ doomu jàngoro ji ba daal di ciy wër. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ay yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yu xamtiku ko mu tax a njool booy toqi di gàtt ku weddi laajal locataire yi ci réew mi l'observateur nañu ñu bari ci ñoom seeni bailleur ñoo ngi leen di génne ubbil yéenekaay bi état d'urgence sanitaire bi taxoon président Macky Sall ne woon borom kër yi nañu bal seen locataire yi leen amel ba jëmee jamono moratoire boobee président de la république maye woon ba mu jeexee ca la jàmm mu jeex ci diggante ñi luye ak ñi leen luye maanaam ci diggante locataire yi ak seeni bailleur ne ñu bari ci ñoom ñoo ngi doo dàqe ak a jaabaytoo ko jaabante di dem ak a dikk ci tribunal ci lu matul weer ci département bu Ndakaaru justice jot na fi lépp juróomi téeméeri assignation en référé d'expulsion ndax ñàkk fay Momar Ndaw njiital ASCOSEN di leeral ci l'observateur ne waa agence nationale statistique ak démographique di waa ANSD def nañu gëstu bu wane ne fii ci réew mi téeméeri locataire yoo fi jël juróom-benn fukk ak juróom-ñaari maanaam 67% ya toll nañu bés boo xam ne laata ñuy fay seen location lu nekk daj nañu ko ñeneen ñuy daj ci coono bu xel dajul ñoo ngi ci Les Échos mu di doomi Sénégal yi dem Italie di liggéey ca tool yi italien ñoo ngi xam ne ci yéenekaay bi ne la ñu fay dund dara wutaliwu ko ak njàmm kenn ca ñoom ñu naan ko Moodu wax ci yéenekaay bi ne bés bu yàlla sàkk dana def ca tool yi fukki waxtu ak juróom-benn yu tojul minute di wëtte tamaate njamb bu noppee juróomi euro la ñu koy fay mu séddoo ko ak ko fa yóbbu te du moom rek ne am na keneen nit kuy dund lu ne mel ba di ko wax ci journal Les Échos mu di xaali nee na moom bés bu yàlla sàkk fukki waxtu ak ñaar dana ko liggéey ca tool yi juróom-benni euro yu fekk gës lëf la ñu koy fay mu jël ñaari euro yi jox ko capot maanaam parrain di ki leen wutal liggéey ba liggéey bi jëm ci financé ñaareelu phase bu PUDC journal L'As xamal nañu ne kilifa yu réewum Sénégal ñoo nga ca bu baax a baax jot nañu caa dajale téeméeri milliards ak juróom fukk Soleil national dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne ci ñetti téeméeri milliards yi ñu soxla ngir financer phase 2 bu PUDC genn wàll ga di téeméeri milliards ak juróom fukk ya jàppandi na waa Banque africaine de développement waa BID ak waa Fonds de soutien au développement ñoo assuré financement bi la Sénégal jëlaat wax ji wax ñu ne wax ji des na ndax ci mission boobu waa FMI Fonds monétaire international def nañu ko ci réew mi ci diggante juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar wane na ne coronavirus bi tax na PIB bu Sénégal mi ngi ci 0,7% ci 2020 gi journal L'Info ne ko information boobee nag moo tiital kilifay réew mi ne dafay firndeel koom-koom gu boole photo ñu ak gàllu góose ci Sénégal état bu Sénégal Pape Massata Diack nee na dafa war a porter plainte justice bu France mi ngi ko waxee ci Vox Populi Pape Massata Diack ne justice bu réewum France dañoo xotti woon may président bu Sénégal li ñu def mu ne su ko xàmmeeg saaga république bu Sénégal Pape Massata Diack ne baayam Lamine Diack bu waxoon àdduna bi tukki kon si yow mooy tas-tasar mu ne koo ne duma la topp fa ngeen jëm a sorewul léegi lu ñu fi waay waxati ñun waa njaageen di nga xam ne bàkk nga njàkk man Pape Massata Diack duma ci bàyyiti kenn xam naa lu bari xam naa yu bari bu ñu ma taxee wax danañu dégg luy tàkkate du fay suur nañu ginnaaw bi mu sàkko ci état bu Sénégal mu topp ci yoon justice bu France Pape Massata Diack jàpp na ne classe politique gi guerre gën a sëxin ci àdduna bi mooy bu France ku wax justice sam xel dem ci magistrature magistrat yi réew meeg ñol gi ñu nekkee fa ñu ci tollu journal Le Quotidien xëyee na ko xibaar ñu ne kii di Souleymane Téliko président union des magistrats du Sénégal ginnaaw convoqué gi ñu ko convoqué woon ca inspection générale administration justice ñoo ngi koy xaar léegi ca kanamu conseil de discipline bu magistrature gi la yoon duy wax yu mu waxoon ci interview la ñu koy toppee waaye dogalu justice yu ñee da koo dinget ci ay waxam ñu wax ci tournée économique yu président Macky Sall yi la Tribune ab doxantu di promenade la ko jàppe di tournée économique yuy xeeñ politique bu baax a baax yéenekaay bi dolli ñu ci ne ca Kër Massar askan wa mu fa seeti woon ñoo nga ba léegi ca biir ndox ma mu leen bàyyi woon njaboot yu bari seenu jaaxle ku jaxasoo dafa gën a yokk saafara su wér la ñuy xaar ci inondation yi Abdoulaye Mamadou Guissé président mouvement Fulla ak Fayda nañu ci xët mu njëkk Vox Populi saafara soosé bu ñu ko yaakaare ci Macky Sall dóor nañu suñu loxo ci ëkk Macky Sall xelam nekkatul ci gouverner ak demam lay waajal jamono ji limite rek moo di Macky Sall lajj na
ne tële na ba ñëpp teg ci seen bët bëggut a démissionné Abdoulaye Mamadou gisee ne Macky Sall ay waxam taxawul du nitu kàddu lu mu la wax lu dul Marième Faye Sall la nopp rek waxu la dëgg Dakar dem dikk wan nañu Mamadou Racine Sy ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la ubbil source wa tey Dakar dem dikk yi doon yóbbu personnel bu hôtel King Fahd Palace ñu daan liggéey ak daan dellu seeni kër yéenekaay bi nee nañu Dakar dem dikk nangu nay watam ndax nee nañu waa hôtel King Fahd Palace dañu leen yoreel bor ba noppi di leen ajo adjudant chef Babacar Ndiaye commandant brigade bu Thiaroye ak i gaayam l'Observateur nee nañu ñoo teg loxo benn marchand ambulant bu dëkk Thiaroye Azur njaayum yamba la ñu ko jàppe 40 kilos yamba ak benn la ñu fekk ci moom waa ji di marchand ambulant bi ñu ko jàppee ba laaj ko li muy def lu ko ci dugal li mu leen tontu moo di dañu ko wax ne njaayum yamba dafa dox moo tax mu dajale ba am 2 millions am investir ko ci yamba ji. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax mbokk yi ñu dikk dal nag ci gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaane muy wàllu jokkoo gi communication bi ñeel wàllu Covid 19 bi di coronavirus tolluwaay gi ak li ñu gis jamono ji ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk xeex bi ci seen jëfin loolu nag ndax dina may ndam xeex bi ci wàllu communication dinañ ci ànd ak Falilou Ba di docteur ci wàllu science communication ak changement comportement dinañ ci ànd ak Sylvain Landry Birane Faye moom socio anthropologue la nekk jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop njëkk ñu nuyu Falilou Ba bu fekkee Falilou ñu ngi lay nuyu. Pape Ngagne Ndiaye ñu ngi lay fay. jërëjëf ñu ngi nuyu seen auditeurs yi. jërëjëf Falilou ñu ànd ci ak Sylvain ñu ngi lay nuyu monsieur Faye. waaw Pape Ngagne maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu auditeurs yi yëpp. jërëjëf dañ koy daal di tàmbale ak Falilou Falilou dañu tey jii boo ñu doon xaymaal ni nga xam ni noonu la ñu gisee yenn comportement kilifa yi ak lu jëm ci wàllu communication bi ndax dina yombati ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk. waaw Pape Ngagne Ndiaye li ñu gisandoo xam nga ni am na tuuti problème. ci jëfin yi ak ci wax yi parce que wax yi ak jëfin yi dafa mel ni fi mu toll nii dafa waroo. en réalité li nga xamante ni moom la ñu mën a gis mooy ni tey jii soo seetloo ni am nañu ay avancées yoo xamante avancées yu baax la ci mbir mi waaye bu ñu fàtte ni am na dëkk yoo xamante ni amoon nañu ci ay jéego yu baax waaye bi ñu naagoo daagu. li ñu def leen dabaat te dabaat bu gën a métti. moo tax tey jii même su fekkente ni am nañu ay jéego yu baax yu ñu gis fan yi te loolu xamaguñu lan moo waral parce que mën na am immunité collective la ça veut dire que mbir mi dafa tasaaroo ba yëpp mën ci am xeex seen suñu yaram yi mën ko xeex wala communication bi aussi dafa am jeexital bu baax loolu moo waral ni dañoo war a mën a gën a dëggal suñu bopp gën a mën a taxaw ci li ñu war def te liñ ko gis fan yi passé nga xamante ni ñi ko def wala ñi nga xamante ni ci yoon ci tudd ak ñi nga ak fi ñu ko defee ci jamono bi ñu ko defee ak li ñu def dina indi jiixi jaaxa ci ñaari nit. nit ki nga xamante ni gëmul woon ni feebar bi am na. wala nit ki nga yaakaar ni mbir mi jeex na. parce que ñaari taxawaay yëpp baaxul. ki nga xamante ni dafa gëm ni feebar bi amul moom su gisee ni njiit yi doxalee nii. da koy jox day dëgg wax ni da koy jox dëgg waay. ñi nga xamante noo yaakaar ni tey jii mbir mi jeex na. loolu aussi mën na leen indi ci yaakaar. waaw mën na leen indi ci yaakaaral moo tax li ñu gis ni dañ ko war a autorité war nañ gën a taxawaat ama beneen taxawaay te taxawaay bi su ngir yàlla mu dàkk fi parce que lii su jëmee kaw dina mën a indiwaat loo xamante ni peut-être dina nekk suñu loraange te jéego yi ñu defoon dina gën a nasax te li xew ci yeneen dëkk yi mën na xew suñu dëkk. jërëjëf monsieur Ba Falilou Sylvain lan nga mën a wax ci li nga xam ne gis nañu ko lan la mën a indi nag ci xeexum communication bi jëm ci wàllu Covid 19 bi. waaw Pape Ngagne maa ngi lay gërëm njiitu réew mi ak ministre de la santé bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram seen taxawaay mën nañu jàpp ne que mën nañ ko rafetlu daal parce que président war na mën a nemmiku ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fal mu dem di leen di visiter ak yooyu waaye li nga xamante ne moom moo ñu ci jaaxal tuuti mooy jamono ji waaw ak anam yi ñu ko defee parce que soo xoolee naam wàññeeku na ci Sénégal comme ni ko sama naatangoo waxee mën nañu dabaat tey fukki district ak juróom-ñaar mbas maa ngi fi ba léegi loolu lan lay mën a jur de nañu commencé d'abord xam ne que njiitu réew ak ministre de la santé seen taxawaay gu am solo la parce que ay exemple la ñu war a doon li ñuy wax ci xeexu mbas bi
mesure barrière yi ñuy wax ñoom ñoo ko war a njëkk respecté jëfe donc comme ni ko sama naata nga waxee dafa woroo te loolu noonu ñoom ay prescripteurs de comportement lañu maanaam li ñuy def ay symbole lañu am na solo lool que li ñuy wax ñu mën ko jëfe ba nit ñi mën ko def conséquence bi lan la mën a jur mooy nit ñi bàyyeeku te communication bi moo baaxul ci anam yu bari parce que même waxu immunité collective bi ñu génnee mën nañu jàpp ne man en tant que universitaire science ba léegi amul benn téere buy wone ne que Sénégal am na immunité collective. Tout à fait. Donc ñu waxtaane loolu day xaw a nësaxal day xaw a yàq liggéey bi li ñu waroon a gën a waxtaane mooy wax Sénégal yi nañu gën a jàpp def nañu ay jéego yu am solo te ñu won leen ci suñuy jëfit soo nekkee njiit ngay jiite da nga war a joxe d'accord mais Falilou est-ce que président de la République est-ce que waxam méngoowul ak jëfam parce que bu ñu fàtte ni itam waxoon na ñu xool nu ñuy def ba dund ak li nga xam ne mooy jàngoro ji. waaw loolu waxoon na ko ne dañ fexe ba ñu dund ak jàngoro bi waaye ñu respecté ay anam am na anam yu mu tëroon. loolu dëgg la anam yi nag mooy ñu fexe ba nga xamante ni. dinañ sorianto ñu bàyyi ko. waaw tout à fait takkay masque suñu nekkee ci groupe sax ñu mën a dandante ba nga xamante ni kenn du ko mën a jox te moom te suñu fa nekkee aussi ñu takk suñuy masque waaye li nga xamante ni gis nañ ko dafa mel ni yooyu kenn sàmmantewul ak moom loolu nag moo tiital askan bi mais mën na comme ni ko sama naataango waxee mën na dem seeti askan bi lu baax la surtout jamono yi nga xamante ni jamono ju metti la waaye su koy def dafa war a sàmmonteeg li ñu waxante ni mooy dige yi léegi nag Papa Ngagne li ci am solo mooy njiit dafa am loo xamante ni day fexe ba am capacité d'influence day influencer ki nga xamante ni moom moo nekk ci wetam di ko gis surtout su fekkente ni danoo nekk ci béréb boo xamante ni njiit bi ma nga fa te néewul déet su fekkee deful lii war a def loolu mbir la waaye su newul déet aussi nit ñi dañuy yaakaar ne comme que nit ñi newul déet donc mën nanoo def beneen mbir bi mooy kan lañ tudd nit ñi su fekkente ni ndombo tànk bi dafa kawe lu mu gën a kawe rek ni mu gën a mën a influencer nit ki waaye kuñ tudd président de la république nan wax ak ministre de la santé ñooñu aussi su fekkente ni danoo nekk seen wet askan bi nekk seen wet te ñoom waxuñu déet wala ñun defal ñu ñoom ñooy digle càngaay ñoom ñoo koy digle voilà ñoom te fekkente ni defal ñu li ñu war a def nit ki aussi dina mën na fa jaar mais loolu comme kan ñu def ko mën nañ ko def te bi mujj nag mooy xam nga njiit ñun ñoo ko tànn ba pare def ay anam mais li suñu njiit nii la war a mel ñun pour suñu njiit dafa war a nekk koo xamante ni dañ koy fekk ci lu baax ci lu yoon tëral ak ci li nga xamante ni loolu la ñuy xaar ci moom loolu nag moo tax nit ki moom saa yu gisee njiit ki jëf rek da koy topp. d'accord du xamul sax ni mu jëfee. léegi acte bi nga baal ma laaj ko Sylvain baal ma rek Falilou. maanaam acte bi président def te ñëpp gis ko ministre de la santé def ko itam nan nga ko gisee ak ñu teg ci ay matul sax 24 heures nga dégg dogal bi nga xam ni moo tukkee ci ministre de l'intérieur mu ubbiwaat lépp lu nga xam ni moo nekkoon ay boîte de nuit wala lu aju ci wàllu culture ñu loolu nan nga ndax loolu mën nañ def rapprochement bi. ci suñu banque ci suñu discipline maanaam mooy communication institutionnelle boo xamante ne bi baaxul parce que ci lépp looy def ci xeex dafa am anam noo koy defee ak moment yi nga koy defee parce que tey naam ñun ñëpp d'accord nañ ne sénégalais yi dañoo war a dëkk ak mbas bi xeex ka waaye am na ay mesures yoo xamante ne soo ko defee li muy jur ci perception yi maanaam soo waxee ne que transport en commun yi nañ ci delluwaat feesal kaar yi nañu defaat ay animation ci boîte de nuit et cetera maanaam loolu day xaw a féewaloo ak prévention ak li nga xamante ni war nañ ko gën a moytu te ay la yooyu loolu rek moo ci desoon nag ci restriction yi waaw loolu moo ci desoon te loolu léegi gisatuma leneen loo xam ne mën nañu wax soo ko dindee maanaam image bi ngay joxe day mel ne que xeex bi jeex na. d'accord te loolu relâchement lay jur. voilà te loolu la ñuy bañ parce que scientifiquement. wane nañ ne que maladie bi mën na ñëwaat. d'accord léegi jërëjëf Sylvain Falilou ndax mënuñu jàpp nag ni relâchement total la bu ñu tuddul turam li ñu dégg ak li ñu gis. waaw fi ñu toll nii de vraiment ci anam yooyu la ñu jëm même su fekkee tuddaguñ tur bi. li ñu gis nii ak li ñu seetlu mooy. nit ñi ngi commencé bàyyeeku. d'accord man nag li ma ragal ci bàyyeeku bi mooy feebar bi moom. am na bàyyeeguñu feebar bi moom bàyyeeguñu.
waaw bàyyeeguñ te am na yeneen dëkk yoo xamante ni demoon nañ ba naagu dañu naagoo mbir mi ñëwaat nañ donc damaa gën ñaan autorité yi li nga xamante ne moo fi xewoon mu bañati koy xew parce que ñoom encore une fois comme ni ko sama naataango wax ay prescripteurs de comportement la seen jëf nit ñi dañ koy topp di ko defaat di ko jëfee donc moo tax tey jii vraiment mën nañ leen ñaan loolu bañ te ñu gëm ni feebar bi jugee gu fi merci beaucoup te jugee gu fi nag donc comme ku nekk war ngaa mën a fàggu ba nga xamante ni lii du jaare ci sew te mën a faagaagal askan. jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon gis-gis ñu gërëm bu baax suñu gan yooyu ñu bëggoon nañu am waxtu bu gën a yaatu ngir gën a mën a càmbar ponk boobu waaye waxtu bi dab nañu mu nekkoon Falilou Ba nekk docteur ci science communication ak changement comportement Sylvain Landry Birane Faye moom mu nekk socio anthropologue nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom lañ doon dalal mbokk yi tey ci seen ponk bi di gis-gis ñu leen di jaajëfal bu baax mu nekkoon xibaar yi diggu njoloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy nekkoon ci digital bi